La bataille de Ziguinchor se fera sur des idées, sur des programmes, sur des projets, mais pas de cette manière-là. Donc ñaareel bi mooy Sénégal ci boppam li mu jot a dund jàpp naa ni le Sénégal a payé un très lourd tribut ci ay comportement yu mel nii indépendance ba tey te bi ci mujjee mooy li fi xew au mois de mars nga xam ne fukki bakkan ak ñeent rot na ci ba tey ji ñuy wax nii Macky Sall pëndal bi mu da pëndal naan ay commission d'enquête ak nangam bëgg a suul dossier bi te du mus a suulu parce que tôt ou tard les responsabilités seront situées te ñi rey dinañ dem kaso un lourd tribut ci li xew rek ci mois de mars bi kon yii soxlaatuñu ko ci politique ku wóolu sa bopp wóolu sa xam-xam am say idée am say projet ak ay programme ñëwal gaaral ko askan wi ñu bàyyi nag le peuple souverainement mu seet ki ko doy mu ne kii laa tànn fii nag peuple bi tànn na ba noppi bu yàgg donc fii débat moo fi amut may wax ni Pastef nag bi mu juddoo ba léegi Pastef mooy gone goo xam ne dafa judd rek dox may ñu ko fu mu jàngee toog may ñu ko fu mu jàngee dox dafa judd rek ñu ne tey ñu faagaagal ko lu ne jaar na fi dàq nañ nit ñi seen liggéey attaqué nañ ñu ngi ñuy saaga ñu ngi ñuy lu ne daj nañ ko fi su ma doon wax rek la longue liste ma fàttali ni le 6 octobre 2018 dañoo pare meeting ci la ñu assassiné Mariama Sagna ba tey jii la justice ne veut pas faire la lumière sur ce dossier ma nga bàyyi ñetti doom yu ndaw a ndaw ba tey jii ñun ñoo jël en charge lépp lu jëm ci seen njàng ak seeni soxla ba léegi justice waxul ci loolu te nee nañu jàpp nañu ki rey loolu lañ ñu wax ba léegi justice àdduwu ci assassinat dans des conditions yoo xam ne décence may ñu wax ko fii ñu doxati tuuti fàttaliku ngeen li fi xewoon ci parrainage yi nga xam ne booba suñu gendarmerie ci boppam la ñu utiliser ne leen dem leen kër yaayu Ousmane Sonko nangu fiche de parrainage lan moo gën a ñaaw loolu ci république un corps républicain ñu jël gendarme ne ko demal maître Diagne miy toog di sama avocat boobu dama déposé woon plainte moo topp dossier bi ba ñu condamné gendarme ba ko defoon waroon nañu continuer parce que ki ko jox ordre la ñu waroon remonter parce que moom dañ ko exécutant kese la waaye suul nañu dossier boobu te bi mu amee dégg ngeen ñoom ñëpp ñu yuuxu ki newoon ministre de l'intérieur moo njëkk a dem ci télé ak rajo yi ne voilà victimisation dara amu fa ci loo xam ne ñëpp fekkee woon nañ ko ñu doxaat tuuti 23 janvier 2019 ñu attaqué suñu siège Yoff gaañ fa ay xale yi fa nekkoon daa di saccagé télévision chaise lu fa newoon yëpp ñu saccagé ko ba léegi enquête amul ci loolu est-ce que mos ngeen dégg ni ay militants Pastef dem nañu attaquer le siège de quelqu'un wala le meeting de quelqu'un wala l'activité de quelqu'un amagul fii Sénégal la violence vient toujours d'un seul et même côté ñu weesu loolu février 2019 yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku bi ñuy attaquer sama convoi à Aéré Lao ay jaasi ay paaka lu ne am fa en pleine campagne ñu jóge foofu ñu attaqué waat suñu convoi à Fatick gaañ fa ay nit gaañ yu métti ba tey jii may wax ak yow am na ñoo xam ne ñu ngi jógee Fatick di ñëw faju Dakar ay rééducation 2019 te ñi ko def ñoom ñëpp xam nañ leen fu nekk attaque bi fa am ministre bi ko def xam nañ ko waaye damay wax toujours ni sàcc bu dul raw jarul yàq nelaw bàyyi leen rek ñuy tëb di dal
fii Sénégal la te Sénégal du jeex commencé wul tey te du jeex tey ki ko def ministre bi yónnee pour ne attaqué leen bi yi ma leen wax ni yëpp bu nekk xam nañ ban ministre wala ban directeur d'agence moo yónnee jënd jaas ya jënd xeer ya joxe xeer ya ne leen dem leen attaqué Sonko et son convoi ñu jógee foofu ñu ñëw ne def nañu loolu lépp sottiwul te waa ji mënuñu koo jaare fenn foo laal c'est bétonné ndax ñun ñi ngi sant yàlla Pastef mooy parti boo xam ne dafa neex a nekk waa Pastef ñu ci bëri ay hauts fonctionnaires lañu nekk ci domaines yu sensible fu leen neex ci télé ñu taxaw wax te kenn mënu leen dara parce que dañoo jub musuñoo sàcc musuñoo jël lu ñu moomul musuñu leen corrompre musuñoo corrompre moo tax ñu nekk à l'aise bëri nañu ànd ak Macky Sall di fonctionnaire bis bu ñu critiqué woon Macky Sall du suba ñu génne leen dossier kaso lañ jëm li ëpp sax ci nekk fonctionnaire ànd ak Macky Sall ku ci ne ñu génne la dossier CENTIF wala dossier OFNAC wala dossier IGE wala dossier moo tax ñu lem seen génn dem toog ci Macky Sall bi ñu gisee ni loolu yëpp nag amuñu ko la ñu ne kii nag buñ ko gaawul tee te ñu ngi dëgmal 2014 musiba dina am 2024 musiba dina am ci ñoom ñu ne kon nañ ko pexeel daal di def cette mascarade ce complot boo xam ne amul ku mu réer àdduna ni lii complot la bi ñu demee ba bëgg a ëppal gis nañ ni ñu gis mooy li fi xew mois de mars nga xam ne moom Macky Sall dafa demoon tëju ñemewul woon lu dul diggante Mermoz ak Palais ministre am yeeg directeur général moom yëpp yor làmmeñ di rëy làmmeñ nekk ci télé yi fan la ñu ne woon mars xam na ñu génnoon sax réew mi dégg naa dem Dubaï ak feneen man mii ñi yónnee ci man naan wax leen ko man bokkuma ci mbir mi defuma ko dara bu gaa mi ñëw taal sama kër kenn xamul nu mu toll ci ay ministre ay directeur ay kilifa waaye bi mbir mi jeexee gis nga leen après la pluie tous les cafards sortent comme on dit kon bi ñu defee seen mascarade boobu objectif bi ñu ci amoon échoué ndax seen objectif mooy woon dans la première semaine na Ousmane Sonko tëddi kaso ko defee nag ñu déroulé tey li foofu mu mujjee ñemewul sax jël décret pour nommer un juge d'instruction patate chaude bu nekk seen loxo man maa leen di bind ne leen gaaw leen ci dossier bi ñemeetuñu ko sax te fu muy mujjee nag liy tooy dina jóge fu ñu ko foogewuloon tàppale yorul réew liggéey moo ko yor suñ la falee demal liggéey boo defee résultat soxla woo campagne pour am un deuxième mandat soxla woo éliminer adversaire parce que un homme politique bu ñu la joxee nguur ton adversaire c'est pas l'opposition c'est le peuple qui t'a élu si le peuple est satisfait de toi dina la jox deuxième mandat boo paree deuxième mandat ñu xam ni jeex na nga ne maa ngi dem toogi sax peuple bi mooy jóg ne dañoo bëgg nga continuer waaye nekk ci tappale suba ak ngoon sàcc alalu réew mi séddoo ko complot contre les adversaires politiques foog ni loolu moo tax nga war a am dara on n'a jamais eu un président aussi impopulaire musul am may wax kilifa diine yi nañu àddu bañ a toog ba fitna gi egg fenn ñu wax mais dañuy teel a wax pour anticiper ña ngay wax sax nag ndax ñun ñëpp dégg nañu màggalu Tuubaa bi rek li xalif général des Mourides wax mooy njëkk a woote pour ñu am élection bu transparente bu dal te leer nañ loolu nag bu ñu ko waxee ku am dégg-dégg xam nga ni xam nga kuñ ko wax parce que opposition organisé wul élection opposition organisé wul élection donc suñu nee nañu fexe ba élection yi ñu organiser ko ci ni mu gën a jubee ni mu gën a rafete ak ni mu gën a dalee ki mu yor organisation élection yi la ñu waxal
li am démb dootul am fii parce que ki ko def olof day wax ni bukki bu yawee waxambaane ci doxin nga la fii Ziguinchor ku am fit ak sañ-sañu jóg ne ma ngay dem attaqué ci Ousmane Sonko rek defe naa ci xaru la bokk